ñu ko doon saytu ba xam ndax dina doxam déet mujj nañoo dox loolee jur tuuti yaakaar waaye nag comme li ñu njëkkoon a jéem doxul faaw rek ñu soppi weneen doxalin soog a songaat teen wi. Abdou Diouf Junior teewoon démb kon nekkoon foofa kon ca Jëlëk Pël ca Ngadiaga nga xam te ne fala teen bu Forteza tàkk boobaak léegi daanaka mët na weer wax ci plan Orsec ca diwaanu Mbacké ab ndimbal la ñuy jébbal ñi nga xam te ne ñooy néew di doole yi loolu nag jëree jàppale leen ci seen wàllum pàcc ak yeneen dañ ciy déglu adjoint préfet département bu Mbacké Youssoufa Gueye ci micro Marema Diop. pour continuer le plan Orsec mooy maanaam benn kuréel bu état taxawal la pour venir en aide les populations si nu mu gën a gaawee plan boobu nag bañ ko taxawalee yàgg na récemment rek barka démb bu yàggul la ñu pare ñun suñu distribution parce que nawet bi dafa amoon ñu mu faagaagaloon am population yu nga xamante ni nawet bi nangu woon na seen kër ndox mi nangu woon na seen kër ba ñu jox leen ay ciment ak zinc ak kii bu yàggul loolu la ñu pare loolu léegi nag pour continuer ça am na si population yoo xamante ni dañoo bëgg a faju te amuñu ay moyens faju loolu moo tax ñu ñëw tey si périphérie maanaam si fi gën a sore si gox bi ñëw indil leen équipe sanitaire en collaboration avec sunu jigéen madame Mbacké ak équipe bi technique yëpp ñëw nañu pour jàppale population yi ñu faju gratuitement maanaam ñu faju te duñu làmb seen poste loolu nag état yàgg na ko def te yàgg na taxaw askan wi loolu moo taxoon ñu ñëw fi di remercier district bi di remercier aussi les collectivités territoriales di remercier ñi ma àndal di wax rek population yi aussi man ñu ñëw si lu demee nii te duñu lancer waat un appel parce que ku nekk xam na ni temps yi ñoo ngi si Covid. mu nekkoon Moustapha Youssoufa Gueye nekk adjoint préfet département bu Mbacké dem ba diwaanu Casamance foofu nag lu ko dalee weer février bi ñu dëgmal daañu tàmbali di jox courant yenn dëkkaan ya fa nekk àndaat nag nekk jamono ji ci liggéey ngir lépp mën a yemb leeral yeeg Lamine Ba. ab doléance la bi nga xam ne askan wi yàgg na di ko laaj dafa mel ni léegi jot nañ ci lu toll ci fukki dëkk ñu tas ko ci juróomi commune ñoom ñëpp nañ jot courant bu bokk ci nag ñi nga xam ne ñoo di waa bu tëpp Camaracounda mu doon li nga xam ne nag yàgg nañ koo laaj projet bi nag waa PUDC ñu ko nar a amal waaye li jëm ci wàllu mobilisation sociale waa agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance lañ ko dénk jamono ji sax tàmbali nañ li nga xam ne moo di liggéey bi mu jëm ci wàllu mobilisation sociale buñ sukkandiko ci ay kàddu Ansou Sané mooy directeur général ba mu fas yéene ko jagleel juróomi commune yi nga xam ne ñoom lañu nemmeeku fii ci département Ziguinchor muy commune Adéane Boutoupa Camaracounda Niaguis Niassia ak Enampor donc bu ñu saytoo communes yooyu gis nañ ne lu toll ni fukki dëkk dinañu bénéficier ci li nga xam ne moom mooy courant bi donc te loolu am na solo. li nga xam ne jot nañ ko dund ci ginnaaw ay programme yi nga xam ne jot nañu am ay jafe-jafe ndax ñàkkum kaaraange gi kii di directeur général bu ANRAC yëkkati ay kaddu sàkku ci askan wi ñu duggoon seen loxo jàppale li nga xam ne moo di entreprise yi ba liggéey jaar yoon ñu bañ ci nemmeeku benn rëkk-rëkk. ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ANRAC fas yéene nañu tàmbali benn liggéey boo xamante ne dinañu ko jëmale ci dëkk yooyu nga xam ne ñoom ñoo war a am jumtuwaay yooyu pour waxtaan ak population yi xamal leen li nga xam ne moom la nguur gi namm def ci seen zone te fexe tamit ba ñoom ñi mën a jàpp ci liggéey bi gunge entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo war a installé woon te bu entreprise yi defee seen liggéey ba pare ñi ñaax leen pour que ñu mën a accompagner infrastructure yi ci wàllum entretien. Ansou Sané jàpp ne nag jamono ji nguur gi xar na tànk tubiim fas yi taxaw tem way daw la yi nga xam ne bëgg nañu ñibbi ci seen diwaan yi rawatina ñi nga xam ne soobu nañ ci sukkali li nga xam ne moo di koom bi ci diwaan yooyu lee Lamine Ba Ziguinchor Radio Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. wax lu saxal wàllum politique ak kii di Mamour Diallo newoon fii directeur des domaines moom na génn ci tekk-tekkaaral ga mu newoon bu yàgg ba léegi njiitu mouvement Dolli Macky daal di wax ne daal dañoo politique war ñu ko wekk rek ci tàllal loxo saa su ne fësal na tamit ay mbébétam ngir diwaanu Louga Abraham Paul Pouy. ci ab vidéo boo xam ne génnee na ko ngir feete ñeenti at yi nga xam ne mouvement politique am ñu koy wax mouvement Dolli Macky am na ko ki fi nekkoon directeur des impôts et domaines Mamadou Mamour Diallo door xeex bi ñuy wax xeexub njàmbur te jëmale ay kàddu ki fi nekk maire Louga mi di Moustapha Diop te waxul benn yoon turam Mamadou Mamour Diallo jàpp ne faw ñu changé xar kanamu Louga te tamit bàyyi politique bi nga xam ne ñoo ngi koy def di séddale xaalis rek mu jàpp ne loolu
lu ko gën mooy jàngal militants yi nu ñuy nappee. politique daal dafa war a set politique bu xaalis ak politique bu jënd ay nit ñun loolu Mamour Diallo daal xamul loolu nañu bannir politique boobu ñun daal gëmuñu politique bu distribuer ay xaalis à gauche à droite ndax nit ñi duñu ay xar duñu ay marchandises nit ñi ay góor yu set wecc lañ te d'accord ma ni dañu war a profiter ci seen faiblesse yooyu ci seen pauvreté ci seen situation économique pour di leen jéem a nax pour di leen moom loolu dafa war a jeex ci Sénégal dafa war a jeex ci biir Louga. ci nii nag Mamour Diallo wone ay mbëbëtam ngir Louga moom mi nag di wàcc élection locale yi waaye nag waxagul nag candidat la. loo xam ni xamagoo kañ la xamagoo fan la xamagoo naka la waaye li ma bëgg daal waa Louga yi xam mooy dëkk bii di Louga kenn du fi def loo xam ne lii mouvement Dolli bokk ci ragaluñu tiituñu te xam nañu fi ñu jëm xam nañu fi ñuy teg suñu tànk. anniversaire mouvement politique am bi nag ab occasion la woon pour Mamour Diallo ba léegi mu def bilan depuis bu mu duggee ci politique ak nan la ko dundee ci nii tamit muy delloo njukkal bu baax ki nga xam ne moo di président de la République Macky Sall mu nekkoon Abraham Paul Puy Louga rajo Futur Média. yegg si ci xibaaru tàggat yaram sport weekend ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dal leen ak jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féetee ci micro gi ci machine gi Matar Samb. dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi daal di nañu amal seen 3e journée niki samedi gi la ñu ko daal di door ci wàllu jongante ca Saly diggante jàmbaar la woon ak jaraaf bu Dakar ndam demul ndam dikul waaye ku ci nekk jot naa dugal moromam benn but geneen jongante fii ni ci Ndakaaru moo di Mbour Petite Côte moo fi fekk si AS Douane dal di ko daan 2 bal ci dara gannaaw ba match bi jeexee nag ki nga xam te moo di Joseph Senghor di tàggat équipe bi di Douane moom nag daal dina métti lu li nga xam te daal moo di défaite bi ndax jàppoon na ni daal loolu waroon naa mën a ñàkk ñu daal di ko déglu moom Senghor mi nga xam te ni moom mooy di tàggat équipe bi di AS Douane. bon ñaari défaite tegloo bon bii daf ñu métti keroog contre ñaari tali yi def nañ jeu égal mais on n'était pas tellement bien joué wuñu woon bu baax mais tey dañu conquérant parce que on était à domicile bëggoon 3 points yi nee nag 3 points yi dafa waroon jaar ci jeu tey posé nañ jeu bi contrôler le match du ñu yorul ballon bi bu ñu yoree ballon bi jëm nañu combiner def lu nekk dem ci kanam dogaluñu bi ñu Mbour Petite Côte jekkuñu poignard dañu là on était vraiment bien am suñuy temps fort mais looloy football métti na trop ci xale yi parce que semaine bi on voulait dañu bëggoon jouer mettre la manière gagner mettre nañ la manière on gagne parce que football nii la parfois mën nga dominer dans le jeu mais ñàkk c'est comme ça résultat bi tey new fi mais kon ne liggéey kon ne gëm na ne on a un bon groupe ne pas douter parce que c'est pas le moment on a fait ñaari match nañ jogum donc remobiliser xale yi gën leen joxaat confiance lu ñu def nii sur ce match ñu continuer ko def peut-être dans la finition dinañ gën a am chance match yi di ñëw. geneen jongante diggante Tëngéej FC la woon ak ñi nga xamante ni ñoo di waa ñaari tali ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque Tëngéej FC moom moo ci daal di am ndam ñaari bal ci benn ci diggam ak ñi di waa ñaari tali tàmbalee nekk ci ay jafe-jafe ndax bii moo di seen ñaareelu défaite ci ñetti bëccëg yi nga xamante ni jot nañ ko amal ci gile championnat. geneen jongante ko amoon niki samedi gi diggante Génération Foot la woon ak ñi di waa Dakar Sacré-Cœur Génération Foot nag moom moo daal di mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Dakar Sacré-Cœur ñaari bal ci benn ñu jàpp ne nag li ci des ci wàllu jongante dinañ ko daal di yeggali niki dimanche gi ci stade municipal bu Mbao diggante Union Sportive bu Gorée lay daal di doon ak Casa Sport bu Ziguinchor ci stade La Tanière nekk ci Mbour stade de Mbour moom moo fay daal di dalal ñi di waa AS Pikine ci wàllu classement jàppaleen ni jàmbaar bu Saly jamono gi moom moo féetee ci place bu njëkk bi daal di am juróom-ñaari poñ ñaareelu place bi AS Pikine moo fa daal di nekk daal di am ñeenti poñ ñetteelu place bi Jaraaf moo fa daal di nekk moom itam daal di am ñeenti poñ noonu itam la Tëngéej FC daal di am ci wàllu poñ ñeenti poñ jàppaleen nag Jaraaf ak ñi di waa Tëngéej FC ku ci nekk si ñoom ñaar am na benn match retard. Ligue 2 bi itam daal nañu amal seen ñetteelu journée door ko niki samedi gi ñaari jongante cote daal di amoon benn ba ca Thiès diggante Thiès FC ak Port ndam demul ndam dikul 0 bi partout la ñoo daal di def choc bi nag wala boog terre bi sax lañ ko mën a tuddee ci stade Massène Sène bu Fatick diggante ñaari équipe bu Fatick yi di Jamono bu Fatick ak EJ Fatick Entente Jeunesse Fatickoise nag moom moo daal di mujj am ndam ñaari bal ci dara gannaaw loole kii di seen entraîneur yëkkati na ay kàddu rafetlu taxawaayu ndawam yi di rafetlu ndam bi nga xam te ne am na ko ci diggam ak jëm bi di Jamono bu Fatick. Satisfaction là am mais c'était un match vraiment à gagner puisque sur 2 premiers matchs dañ ko nul donc on était à 2 points les autres qui avaient gagné leur match ñoom amoon nañ déjà 6 points maintenant boo pertoon match bi wala nga nul tu allais rester à 3 points donc gars yi dañ lay xaw a largué donc sunu wax yëpp loolu lañ leen wax maintenant fait tout pour nous gagner ce match et yàlla baax nag ñoom aussi loolu lañ def dañ ñu premier mi-temps ñu dugal benn deuxième mi-temps ñu dugal deuxième bi nga xam moo rey match bi sincèrement beaucoup de satisfaction si
jàppale nag Kër Madior Linguère bu Saint-Louis ak Amitié FC jamono gi ñoom ñoo nekk gum ci bopp raw gàddu gi ci Ligue 2 bi ku ci nekk si ñoom ñaar nag dal na am ñaari victoire fi mu toll nii ku ci nekk jote na dese ak benn match seen match yooyu la sax dañ ko daal di amal championnat national bu Ligue 2. ñu daal di wax ci CHAN Cameroun 2021 di championnat d'Afrique des Nations bi nga xam te ne dañu ko daal di jagleel équipe nationale locale yi Niger daal dina am ndam ci digganteem ak ñi di waa Zimbabwe benn bal ci dara noonu itam la Mali daal di def ci diggam ak Burkina Faso benn bal ci dara la ko daal di daan li ci des ci wàllu jogante dina ko daal di yeggali niki dimanche gi Libye dana tas ak Niger République démocratique bu Congo di tas ak ñi di waa Congo Brazzaville. football ba tey waaye bi la yoon ci biti réew championnat bu Angleterre ñu ngi seen 19e journée ci wàllu jongante jàppale ni West Bromwich Albion moom dafa fekki Wolverhampton ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci ñaar Brighton fekk Leeds ci dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara West Ham United dafa daal di am ndam benn ci dara diggante mag ñi di waa Burnley Chelsea bu Edouard Mendy daal di góolu moom itam daal dina fipp mujj am ndam niki samedi gi seen digg ak waa Fulham benn bal ci dara fi mu toll nii nag ñi di waa Chelsea ñu ko féetee si juróom-ñaareel place bi ci classement bu championnat bu Angleterre. la ci des nag ci jogante danañ ko daal di yeggali niki dimanche gi di choc gu nar am solo 16h30 diggante Liverpool mi nga xam te ne moo di équipe championne en titre ak Manchester United jamono gi féetee ci bopp raw gàddu gi te ñetti poñ daal dox seen diggante match googule danañ ko daal di amal ci bu 16h30 jotee ci dimanche gi 19h45 wala boog 19h15 diggante Manchester City lay daal di doon ak Crystal Palace Sheffield United 14h dana tase ak ñi di waa Tottenham ca France jàppale ni ci li des ci wàllu jogante niki dimanche gi danañ ko daal di kon bokk yeggali ci bu 12h jotee diggante Brest lay daal di doon ak Rennes 14h Nantes dana tase ak ñi di waa Lens Bordeaux moom dana fekk Nice dëkkam Strasbourg ak Saint-Etienne danañu daal di tase itam niki dimanche gi 16h diggante Lille lay daal di doon ak Reims 20h Olympique Lyonnais féete jamono gi ci place bu njëkk bi ak Metz lay daal di doon ci wàllu jongante nag jàppale ni Olympique bu Marseille moom dafa daal di ñàkk niki samedi gi seen digg ak ñi di waa Nîmes ñaari ball ci benn ñu daal di enchaîner ak championnat bu Allemagne Leipzig ak Dortmund ñoom ñaar ñëpp dañoo daal di daanaka lajj ndax dañoo match nul si jongante ñu doon amal ñeel seen 16e journée Leipzig moom Wolfsburg moo ko tenir en échec 2 buts partout ni ki samedi gi Dortmund moom itam daal di def match nul 1 but partout diggante mag ñi di waa Mayence loolu nag li muy firndeel moo daal nañu xàllal yoon bi ñi nga xamante ne ñu di waa Bayern Munich mi nga xamante ni ni ki dimanche gi bu fekkente ne ni am na ndam ci diggante mag ñi di waa Fribourg dana daal di lal basang jàppale nag match googule diggante Bayern Munich ak Fribourg dimanche gi ci bu 14h30 jotee lay daal di doon ñu daal di wax ci championnat bu Italie moo di Serie A ñu ngi seen 18e journée Elias Verone moom dafa daal di ñàkk diggante mag ñi di waa Bologne benn bal ci dara la ci des nag ci jogante dañ ko daal di amal niki dimanche gi 11h30 diggante Napoli bu Kalidou Koulibaly ak ñi di waa Fiorentina lay daal di doon 14h Benevento dana fekki Crotone ca dëkkam Sassuolo dina dalal ñi nga xam dañoo di waa Parme 17h diggante Atalanta bu Bergame lay daal di doon ak ñi di waa Genoa choc bi nag 19h45 ci dimanche gi diggante Inter de Milan ak Juventus de Turin. ñu daal di dellu suñu réew waxtaanee wàllu basketball ak championnat bu Sénégal ci wàllu jogante ci góor ñi jàppale ni samedi gi AS Douane moom dafa daal di daan ñi di waa Louga basket club 58-51 Université Gaston Berger daal di daan ñi di waa Bopp 52-48 Union sportive bu Rail moom dafa daal di daan ñi di waa Saltigué bu Rufisque 62-57 niki dimanche gi diggante Sibac lay daal di doon ak Mermoz Asfa dina tase ak Union sportive bu Wakam Ville de Dakar diggam ak Duc lay daal di doon Saint-Louis basket club dina tase ak ñi di waa AS Thiès ci wàllu jigéen itam amoon na ay jogante niki samedi gi Saint-Louis basket club